asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi taamu Warkha TV di ci seetaane seen émission waxtaan dal leen ak jàmm ci beneen numéro tey nag ñuy waxtaanee coowal pétrole bi ak organisation yi ci ak manifestation yooyu yëpp mais bala ma leen di présenter sama invité ak dugg ci détails yi dañuy xool reportage bi nga xam ni Cheikh Ahmed defal nañu ko. war a wax indi ci ay leeral parce que Pikinois yeeg Pikinoises yi ñëpp ñu ngi koy déglu ci loolu parce que tamit sooy yor alal bu ñu la dénk nga jiite mairie sa loxo dafa war a set wecc sa loxo bu setul dañ ko war a seppi. xam ni coow loolu ñuy wax Aliou Sall coowal neen la dara taxawu ci ay yàqukat doo nga koy wax tegewul ci dara lu dëgg suy wax da ngay wax ci li gën a jege gën a yay man li ma gën a xam mooy nawetaan waaye coow lii bu dakkul du nawetaan dong la yàqal réew mi yëpp lay indil musiba te bugguñu ko bugguñu mu yegg fa bu ñu xëyoon réew mi alkaat yi jàpp ne ña nga ci liggéey ñoom ñëpp gendarme yi jàpp ne ña nga ci liggéey dañuy sécurité bien yi nekk Dakar ak yooyu kenn dootul tal daf leneen sàcc bu duggee sa kër sax boo wootee ku la ciy dimbali ndax ñooñu ñi ngi ci leneen moo tax réew mi war nañoo fexe mu dal kenn amul intérêt à ce que bu ñu xëyee mbedd moo tourné gis char de combat yeeg loolu taxaw yàlla nañ ci yàlla musal li ñu bëgg mooy dëkk bi am jàmm. voilà comme ni ngeen ko gisee ci coowal pétrole bi comprendre ñu bëri na ñu xam nu mu demee bëri na ñu xamul nu mu demee looloo tax tey ma invité fi Malick Sy donc ma bàyyi ko mu présenté wu wax moom mooy kan Malick vous avez la parole. waaw man la Malick Sy comme ni nga ko waxee bokk ci plateforme bi nga xamante ni dafa regrouper des citoyens des partis politiques la société civile des personnalités indépendantes ñu koy wax aar li ñu bokk maanaam aar li ñu bokk boo ko déggee mooy li nga xamante ni ñun ñëpp bokk nañ ko ñun sénégalais yëpp ndax dañu jàpp ni sénégalais yëpp a ngi ci que muy ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi ñoo nekk ci opposition bi mais képp koo xamante ni sénégalais nga rek yaa ngi ci biir te yàlla def nag ñu am ñun ñëpp lu ñu bokk muy alal ji nga xamante ni peut-être yàlla baaxe nañu ko mu nekk ci suufu Sénégal di pétrole ak gaz ñun ñëpp ñu bokk ko moo tax ñu ne nañ ko aar. ok maintenant man bon comme toute sénégalaise bon bari na si en tout cas ay morom sénégalaises yu nga xamante ni ñu ngi ci réew mi. mais xamuñu exactement affaire yi nu mu demee ñun dañoo yeewu rek gis ay aar lu ñu bokk ak pétrole bi fii 400 000 yi fii kaniti réellement. waaw li problème bi maanaam du problème sax mais mën naa ni mën nañ ko woowee noonu. ni mu demee mooy Sénégal en 2012 dafa signé ay contrat yoo xamante ni dafa attribuer ay entreprises étrangères ay multinationales des blocs yoo xamante ni ñoom dañ fa waroon dem xooli mba xam am na pétrole wala déet ci noonu nag peut-être manière bi ñu ko signé moo indi woon ay coow wala mu am ay lëndëm yu ci nekk ba 2014 bi ñu demee ba confirmer ni Sénégal am na pétrole ak gaz ñu gis ni peut-être taxawaay bi nga xamante ni nguuru Sénégal am na ko wala tamit société yooyu nga xamante ni signé woon nañu ak nguuru Sénégal pour dem xooli réellement mba xam pétrole am na fa wala gaz am na fa ñooñu nag lënt yooyu ci nekk depuis 2014 ñu ngi koy wax am na ñu ci bind ay livres am na ñoo xamante ni ñu ngi doon génn ci presse bi di ko wax am na ñoo xamante ni def nañ ci ay séminaires et cetera. mais li jur aar lu ñu bokk moment bi mën naa ni mooy vidéo bi nga xamante ni seen mbokk journaliste boobu nekk BBC Mayna Jones def na ko mais nag ñenn ji sax ñi ngi naan lan moo tax ñu xaar ba benn presse étrangère di ko wax nit ñi di ci kii mais may rappeler juste que ni avant moom mu koy wax wala moom li mu wax dafa confirmer ay sénégalais yoo xamante ni depuis 2014 ñu ngi koy wax mais nag lépp a ngi ci maanaam vidéo yemul ak livre xam nga boo jëlee say xalaat wala def ay enquête tënk ko ci livre yemul ak yow nga def ko benn vidéo nit di ko seetaan ndax vidéo moo gën a accessible yaakaar naa looloo tax sénégalais yëpp mucc cee jot nag ne lii nii nga xamante ni moom la ñu bokk ñun ñëpp muy Sénégal plateforme bi nga xamante ni mooy aar li ñu bokk moom ñeenti objectif la am objectif bu njëkk bi mooy ni nga xamante ni yore nañ ko suñu gaz suñu pétrole ak lépp loo xamante ni ressource naturelle la rek ci Sénégal muy ndox muy or ak lépp lu mu munti doon ñu def ñu yor ko ci yorin wu leer nañ dara ba ñu ump kenn mooy bi njëkk bi ci topp mooy am na ay rapports yoo xamante ni peut-être les organes de contrôle de l'État defoon nañ ko que ça soit OFNAC que ça soit IGE ñooñu ñëpp tamit rapports yi nga xamante ni yor nañ ko ñu jël ko jébbal ko justice te heureusement sax présidente OFNAC génn na ne depuis 2014 plutôt remettre na au procureur plus de 17 rapports
loolu ñu koy jaajëfal moom tamit yeneen organes yëpp tamit seeni rapport yegg na peut-être nag traitement bi ñu ciy def. waaw yooyu yu ki ko jot war a jot jotul. waaw yooyu dinañ ci ñëwaat mais loolu bokkoon na ci benn suñuy bëgg-bëgg. ñeenteel bi mooy. li nga xamante ni taq nañ ci maanaam mu doon loo xamante ni jiiñuñu kenn mais bu justice defee liggéeyam ba pare mu leer na ni ñii kat nii taq nañ ci wala def nañ naka sudul noonu ñu jébbal leen yoon. beneen bi mooy contrat yi niñ ko signé xam nañ ni peut-être baaxul ci Sénégal. contrat yooyu ñu renégocier waat ko loolu daal mooy ñeenti ponk yi nga xamante ni Aar Li Ñu Bokk ci lay xëy ci lay gont. mais ci ponk yooyu it am na ñu ngeen ci tudd. di laaj ay 400 000. bon on n'a pas trop compris lan ngeen di demander exactement 400 000 yi nu mu demee. man j'ai pas trop compris. non 400 000 yi. damay nekk rek ci position wu sénégalais lambda yi nga xam ne xamuñu lu géej gi réer. waaw am na sax ñu dem ba ci mairie ba di laaj ay 400 000 ñi dem fii lan la. da ngeen doon balaa wala kaniti réellement. non 400 000 yi du Aar Li Ñu Bokk moo koy réclamer mais yaakaar naa ni sénégalais bu ci nekk moom moo ngi koy réclamer boppam. te dama jàpp ni c'est une manière de communication wala une manière de simplifier la communication rek la maanaam 400 000 yi boo koy dégg mooy pétrole bii nii nga xamante ni Timis contrat bi ñu signé ak moom daf ci waroon am 600 milliards 6 000 milliards plutôt 6 000 milliards yooyu ñun dañu jàpp ni Timis ni mu amee contrat bi jaaduwul kon loolu noonu nga xam ko mooy li nga xamante ni am na ko tamit kon du lu jaadu te 6 000 milliards yooyu boo ko jëlee séddale ko sénégalais bu ci nekk muy 15 millions de sénégalais ku ci nekk day am 400 000 looloo indi 400 000 yi waxi 400 000 yi mais c'est une manière de simplifier la communication mais c'est pas une revendication plutôt de Aar Li Ñu Bokk te tamit may rappelé waat ndax tamit précision boobu noonu c'est détail 600 000 yi du 6 000 milliards du 6 000 milliards yu taxaw maanaam du xaalis bu teew mais boo jëlee bu ñuy exploiter pétrole bi li nga xamante ni moo waroon dellu ci Timis comme xaalis buñ jàppee fekk ñeent fukki at loolu la ci waroon am yëpp buñ ko dajalee loolooy 6 000 milliards yi kon donc loolu ay prévision la ay idée la ay chiffres la yu ñu jël nii rek jàpp ko xalaat ko mbébét ko njott ko mais est-ce que loolu tamit jar na jàpp doomu jàmbur vraiment sës ko ci miir bi bu xatal ko ba vraiment mu toog waat vraiment ba mu metti ci moom te ci yoo xamante ni nii ay prévision la ay yoo xam ne nii vraiment leeru ci suñu bopp donc est-ce que yooyu yëpp jar na ko nag tamit Malick man de lenn de laa xam damaa xam ni koo xamante ni dañ la dénk wala nga yor alalu mbooloo te mbooloo boobu du mbooloo bu teew dong ndax pétrole bi fii 40 ans lañ koy exploiter te sama genre gi nga xamante ni peut-être ñi ngi ci trentaine yi wóorul sax ñu dund 40 ans kon seeni doom a fii des seeni après peut-être seeni sët sunu papa ak sunu yaay yi seeni sët ak seeni doom muy ñun ñoo fi ne et cetera kon c'est toute ay génération yu bari la yoo xamante ni mbir mii nii da leen laal te boo ci defee naka sudul noonu rek du ñun ñii dong nga ko def wala sa bopp mais génération yooyu yëpp it da ngeen leen ko def looloo waral ñun ñii tey peut-être suñu wàll wéy na ndax ñun boog xaw ma dama pessimiste xaw ma optimiste mais gëw ma nii peut-être dinañ fekkee lu neex ci Sénégal mais bu ñuy xeex suñuy doom suñuy sët ëllëg moo tax ñu koy def mais loolu nag heurtaluñ kenn ndax affaire yi dafa yomb dañ ne lii nii kat jaaduwul mais nañ ko leeral coow li jeex mais nag malheureusement Sénégal combat bu fi jóg peut-être ñu politiser ko dugal ci ay leneen boo gisee sax taxawaayu gouvernement bi ni mu demee bi coow li jógee ba léegi presque ci benn genre sur la défensive lañ nekk ak ay wax yoo xamante ni mën nañ ko bañ a rafetlu ndax bu demee ba président de la république taxaw naan sama raq lañ tuumaal loolu c'est grave am na dëkk yu mu ko doon def du fanaan maanaam jour bi mu naan sama raq du fanaan ndax tey jii nii faluñu ko pour muy protéger famem faluñu ko pour raqam faluñu ko pour jabaram wala quoi que ce soit dañ ko fal pour mu nekkal fi sénégalais yépp mais moom bu demee bay wax ci turu président de la république ndax jouru julli la ko wax waroon waxtaan ak askan wi yépp taxaw naan sama raq di traité yenn sénégalais yi de rambaaj de naafeq loolu c'est grave. mais yéen tamit est-ce que yéen da ngeen am yeneen source wala ci source reportage BBC bi rek ngeen sukkandiku nag ndaxte nag
waxtaan wax dëgg sa la Malick depuis que débat boobu commencé ak léegi man gisuma fi information bi daal évolué wul maanaam gisuma fi yeneen source gisuma fi yeneen révélation mu nekk ci presse bi mu nekk ci yéen ci mouvement de société civile bi ak yeneen organisation politique yu nekk ci yéen yëpp man li may gis tout tourne autour de ces informations amul information de plus quoi comme si yéen vous n'avez que les sources de BBC et tout et est-ce que source yooyu noonu jar naa wóolu réellement. sànq ci samay njëlbeen kàddu nee naa depuis 2014 ñu ngi ciy wax. te boobu ba léegi mooy li ñuy wax mooy yorin bi nga xamante ni yor nañ ko. te ñu gis ci ay rëq-rëq yu bari te rëq-rëq yooyu yëpp jël nañ ko teg ko sur la place publique. muy ay déjà yàggul dara ay rapport IGE daan na circuler sur le net. yàggul dara. ak yeneen tey par exemple maa ngi wax sànq ne am na koo xamante ni bind na ci livre mais boo demee ci livre am information yooyu yëpp da nga ko ciy fekk te yooyu la BBC jëlaat rek wax mais lenn mooy li am maanaam ñun dañoo fal nguur te teg si ñu bokk réew mi ñenn ñi nag dañuy mystifier sax le débat naan ay ku ci xamul dara war ci wax ku ci kii mais dara moo warut a lëndëm ci xelu kenn ndax luñ bokk moom la ñun ñëpp. xam nga tey warul woon nekk ñuy ñëw naan la noo war xaa yow jàngoo pétrole waroo wax ci pétrole. wala ñu ne Malick tey yow jàngoo journalisme waroo wax ci journalisme. journalisme sax peut-être c'est privé mais wàllu pétrole bii nii ñun ñëpp ñoo ko bokk kon te ñun ñëpp luñ bokk dara waruma ci réer. waaw te yàlla dafa def ni boo jëlee charte de la bonne gouvernance bi nga xamante ni moo tënk suñu réew mi tey lépp loo xamante ni ci wàllu woowu la dañ ko war a leeral bien si toutefois sax suñu dëkk dem na ba plutôt adhéré ci ITE norme ITE yi foofu tamit may rappelé waat ndax des fois gouvernement foofu lay génnee naan ay ITE noté nañu bu baax mais damay rappelé ni gouvernement Sénégal c'est en novembre 2013 la ñuy door a adhéré ITE te contrat yi nga xamante ni jot nañ ko signé c'était entre 2011 ak 2012 kon avant sax ñuy signé contrat yi maanaam avant ñuy dugg ITE def nañ li ñuy def ba pare kon nag tey mënul delluwaat ginnaaw ITE li mu fekkee rek la wax. ok mais léegi seetlu nañ ni tamit ci seen xeex seen façon de communication et tout da ngeen di cibler jeunesse bi. keroog def ngeen mobilisation bu ngande ñun ñëpp dem ci macha allah. te gis nañ sax si ñooñu fa nekk jeunesse bi bëri nañ ci donc yéen da ngeen di cibler carrément. du ñu wax la jeunesse d'une manière particulière mais daal bokk nañ ci seen cible yu gën a am solo lan moo tax pour yéen ngeen jàpp ni la jeunesse doit s'engager autour de ce combat-là sans véritablement connaître bon pour certains en tout cas comme moi connaître les véritables raisons est-ce que ce qu'il fallait faire en termes de communication gën a leeral gën a décoder affaires yi gën ñoo xamal ni en réalité ndeketi 6 milliards yi ñu 400 000 yi ay prévisions la rek et c'est dans quelques années après lan moo est-ce que combat boobu yéen a ngi koy mener sur le plan communique ba ku si nekk rek ba tey ba tey nit ki nga xamante ni nii mooy jeune di dem ba ci mairie ba di laaj wala feneen jàpp ni rek man damay def wax foofu benn anecdote wax naa sama benn ni ko est-ce que bon di ko mbalal rek est-ce que xam nga ni yore nañ la 400 000 bi ma xëyee ñëw elle m'a dit bi ci guddi nelawuma parce que sama 400 000 laa dem di jox ma ko ak ni ma ci mën a def lépp donc est-ce que combat boobu ak stratégie de communication boobu waroon ba ñëpp am ci même ci au même point d'égalité est-ce que yéen a ngi koy def waaw macha allah ñu ngi koy def mais jeunes yi nag li nga xamante ni tamit da leen war mooy ñoom seen avenir da cee tënku ndax tey boo jëlee sax ci concertation nationale bi nga xamante ni jotoon nañ ko def sur le pétrole et le gaz dafa bu maanaam ni ñu war a partage revenus pétroliers et gaziers yi dañ ko tënkoon ci ñetti pàcc benn pàcc bi day dellu ci budget national benn pàcc bi financer yenn projets yi beneen pàcc bi ñu dencal ko génération future ñun sax ci foofu xaw ñu cee d'accord ndax li tax d'accorduñ ci mooy génération future génération actuelle moo koy defar te buñ waajalul génération actuelle bii nii est-ce que ñoom dinañ mën a am sax génération future ñun ñu doon xalaat ni peut-être concentré wu sax sur cette génération actuelle là moo ëpp pertinence que di xalaat génération future bien vrai que ni war nañ leen sóoraale ci suñuy politique ak suñuy lépp certes mais tamit des fois en termes de pertinence et de priorité tamit mën nañ ci xalaat looloo waral jeunes yi war cee dem te en 2017 bi nga xamante ni def nañ concertation boobu non en 2018 plutôt bi nga xamante ni def nañ concertation boobu noonu
li ñu estimé woon ni avoir pétrolier yi dina ko tolloon na ci 84 000 milliards. Sénégal waroon na ci am 533 milliards par an bien vrai que ni peut-être après études yi évolué na xaalis bi gën na kii mais gouvernement bi sax des fois day nax citoyens yi noonu ndax tamit ñoom duñuy toj seen communication duñ ko toj ndax tey bu ñu ñëwee ne Sénégal dina ci am 63% ci part yi loolu tamit ñuy préciser 63%. xam nga nan lay demee ndax lii contrat de partage maanaam kii de partage contrat de partage ni muy demee mooy 70% yi day revenir ki nga xamante ni moom mooy kii ndax investissement yi mu defoon léegi ci 30% yi des loolu la Sénégal am 63% des 30%. voilà mais nag boo nee 63% da foog ni lépp la te demeewul noonu quoi loolu tamit ñu te tamit paaru Sénégal 10% la mais Petrosen moo ci am 10% mais li nga xamante ni peut-être Sénégal mënoon na kaa am mooy li nga xamante ni en terme fiscal la dina ci génn. li ngeen di wax doon ci gouvernement bi dafa mel ni c'est un gouvernement face à l'opposition loolu tax mooy tax ma def transition aussi sama beneen question bi wala laaj leen ni est-ce que réellement ce combat est politique lu tax ma laaj ni la est-ce que ce combat est politique parce que gis nañ ni y a que les opposants qui s'y engagent et que bu fekkee aar lu ñu moom la lu ñu bokk ñun ñëpp kon aussi bien que ceux qui sont de l'opposition comme ceux qui sont du pouvoir devraient s'engager si autour de ce combat-là lan moo tax yéen toujours c'est les opposants gis nañ fi parti bu mag bu wane woon ni dina engagé wu ak yéen ci vendredi bi passé et gis nañ fi aussi yeneen opposants yoo xam ne nii ay sympathisants lañ ci seen mouvement bi lan mooy justifier le fait que comme si c'était un combat politique. waaw lu précision bi may def mooy politicien bi avant tout d'abord c'est un Sénégalais. maanaam c'est un citoyen. te lii nii dafa transcender politique maanaam dafa romb lépp ñun ñëpp la concerné. même ni fa ko politicien yi newee noonu la fa société civile bi newee noonu la fa tamit ay indépendant nekkee et cetera te yaakaar naa ni biir mobilisation bi gisoo fa benn pancarte parti politique wala lenn li doon folate li ci ëpp mooy drapeau Sénégal te bi ñu ñëwee taxaw li ñu njëkk a def mooy chanter l'hymne national kon yaakaar naa ni mais nag gouvernement bi moo ko bëgg a def un combat politique ndax bu ko defee combat politique ñenn ñi dañ koy xaw a gedd ndax rapport bi nga xamante ni citoyens yi am nañu ko ak politiciens yi maanaam benn rapport de mépris la citoyens yi dañoo mépriser plutôt les politiciens mais gis ngeen ñoom seen contre attaque nañ lañ def créé waat ñoom tamit benn plateforme tuddee ko sàmm sama réew waaw non maanaam pour damay préciser rek ni ñoom tamit dañoo bëgg a rendre le combat politique mais yéen tamit dafa mel ni en termes de communication bi kan bi ñëwee da ngeen meloon ni ñu xaw a jaax kii quoi ni kon kan bi mën na tax ba yenn Sénégalais yi intérêt bi ñu defoon ci xeex bi duñ ko ci defati kon naka la ñuy def ba kan bi ma gis fi ay mayo yoo xam ni ay suñu 400 000 yi waaw man mi sax am naa ci benn mayo fu ngeen toll ci mayo yooyu waaw non c'est que xam nga sénégalais des fois du dem au bout de ses combats ndax scandale bii du fi buy mujj depuis 2012 avant sax 2012 mën naa ne depuis 1960 ay scandale mi ngi fi am Sénégal mais malheureusement day doon ay scandale yoo xamante ni après fi muy mujj du mujj fenn même coowal pétrole bi muy jóg ñu ci bëri dañ doon wax du mujj fenn yaakaar naa depuis 1 mois ngi nii moom mooy occuper le débat national. dafa mel ni yéen façon yéen bàyyi tant que. tant que non saa 600 000 bokkul ak 29 milliards 600 milliards bokkul ak 29 milliards. 600 milliards bokkul ak 94 milliards. 600 milliards bokkul ak 150 milliards. lii nii c'est que ñun ak génération yii di ñëw ak yii ñëwaat ñoom ñëpp dañ cee tënk mu tënk leen. looloo tax bii nii tey jii nii nous avons peut-être une histoire même. ndax tey jii nii képp koo xam ne tey suñu doom tey par exemple sama doom bu demee ba ëllëg dégg ni kat Sénégal amoon na benn scandale bu 6 000 milliards jamono boobu papaam mi ngi dund moom dina laajte ne sama papa ban taxawaay la ci amoon. donc loolu daal moo te maanaam bu demee ba am ci réponse mun na maa saaga ko mun na maa gërëm te loolu dañ ko ci mooy nous serons devant le tribunal de l'histoire. kon daal dem ba jeex. amul leneen en tout cas bii moom. bi kenn du ko bàyyi justice la ñuy xaar mu wax ñu kii moo def wala kii deful. te foog justice wax de. incha allah même bu fekkee ni yenn rapport yi eggul fa mu waroon egg itamit foog justice wax. non foofu tamit gis nga c'est une manière de manipuler la justice. man jour bi procureur génnee man tuuti ma découragé bàyyi tuuti ma jooy ndax man dama mais man Sénégal damay bëgg a jommi ndax yow loo xamante ni dafa ne fàng kenn du ko jeex nga jóg naan non léegi ñi ci yor dara dem leen bërëb sàngam ngeen joxal mi te yow yàlla def ni
saa yu ñu voté budget ñu génneel la xaalis boo enquêté génneel la lépp jox la ay éléments jox la lépp. yow nga naan na citoyen bi jóg dem joxi ay DIC wala ay section de recherche yow li nga xamante ni moom nga yor concernant des preuves ci affaire bi loolu dafa yomb trop. te dégg naa sax am nañu dem kay am nañu dem joxe li ñu yor. malheureusement Malick waxtu bi dab nañu. mais suñu mbokk internet yi comme ni ngeen ko xamee waxtaan moom chaque jour dañuy am lu ñuy tànn ci wax ji te tey xam naa li ñuy tànn ci wax ji Malick moo koy joxe bala ñuy tëj moom mooy yor le dernier mot pour expliquer ñu parce que xaw nañu expliquer xaw na leer peut-être tuuti suñu bopp pour ñi nga xam ni coowal pétrole bi ak engagement yi ci yenn citoyens yi nekkee xamuñu ko woon mais xaw na leer tuuti ci suñu bopp donc waxtaan nu ñu war a am lu ñu tànn ci wax ji Malick ba bàyyi la nga tëj ak suñu mbokk internet yi ñuy seetaan ci Warkha TV wax ñu rek li ñu war a tànn ci coowal pétrole bi. li ñu war a tànn ci coowal pétrole bi mooy bépp sénégalais ak foo mën a ne ak foo mën a far ak koo mënti àndal Sénégal dafa am benn scandale boo xamante ni daf fi ne te scandale bi ñu ngi koy tudd ci 10 000 dollars maanaam mi ngi toll ci 10 millions de dollars plutôt mi ngi toll ci 6 000 milliards CFA. waxuñu ni kii moo def wala kële moo def mais li ñu bëgg ñun ñëpp sénégalais yi te muy suñu intérêt ñun ñëpp mooy coow loolu ñu leeralal ñu ko ba mu leer nañ ñi def ñu teg ci seen kaw daan bu fekkee ni war nañ teg seen kaw daan buñ deful tamit mu doon jàmmi Sénégal yëpp yàlla tuur ci jàmm Sénégal yàlla tuur fi xéewal pour ñun suñu génération yi ak génération yi di ñëw ma ciy profité di ñaanalaale suñu lion yi nga xamante ni ñi ngi jongante Égypte yàlla defal leen ndam ba ñu indil ñu coupe bi fii ci Dakar ñun ñëpp sénégalais yi ñu ànd feetoondoo ko ci jàmm ndax loolu lañ bëgg ñun ñëpp jërë ngeen jëf. ok suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di jox dig daje ci seen beneen numéro waxtaan ak beneen invité d'ici là portez-vous bien jërëjëf.